benn jigéeni tubaab de moo wax ne naa ko jox suma numéro bi xale la nag maa ko mag war naa xam ay ñaar fukki at ak dara yooyu si nim nuróot ku gàtt la ni ñu tasee si lift bi nii rek muy wàcc downstairs may wàcc downstairs duur waa fii nag tubaab yi jógee beneen dëkk déggul àngale say jàng àngale moom tam you know suma numéro lu mu koy defee naan naa ko jox numéro pour ñu wax mu bind ko seen làkki dëkk ba pare translate ko si àngale si Google yi ba pare won ma translation bi ne ma jox ma sa number please ñu wax ñu xamante mooy lu kii di daw nii lum da ma ne ko suma xel mi xaay am na tey de lu ma lay joxee suma numéro mu daal di génnee numéro ma ne ko xaay nga bëgg numéro mu ne waa ma ne ko waa yow jox ma sa numéro mu génnee numéro ba ma nataal numéro ba ne ko suma paree na patt di ko seetaan numéro lu ma koy joxee tubaab bu ma xamul di jàng ak moom rek tasee si lift bi di may ñibbi suma ñibbi mu naan jox ma sa numéro fa mel ni waa Roumanie xama waa fan nag man de jommi naa anyway guys maa teel a wàcc def naa suma speech ba pare speech bu neex laa def nag waaye fu ngay reeba de commencement bi maa commencé hard speech bi ñaari yoon ba si ñetteel yi ma soog a wax ndax ma doon nekk di read from du ma bind si board bi di wax te loolu daf lay distract nga war a jox su wax rek soo xamee idea yoo pare nga focus di wax rek mu jigi si la ma teacher waxal ne noonu la ngay xam idea si board bi ak nataali yow nga focus di wax bul focus si read loolu si laa ko ne waaye si laa xam ne ma koy defee nag ma def speech bu neex classe bi yëpp maa leen gën a dégg àngale so xaw ma problème bi wax bi taxut ma dem fa sax bind yeeg yooyu moo fa yóbbu waaye wax bi faale ma ko wax yi xam na yu ma mënul waaye bëriwut booy de suma bind yaa ngi gën a baax yoo xam ne te sax ma doon bind boobu ba tey ndeke man su ma toogee di bind rek su yàggee suma bind yi dana gën a baax te ni ma bañee bind nag bon dee tax ma bañ bind te miinu ma bind ma defee gone ba tey jàngu ma woon xat yi yëpp may daw jàng boos bi léegi mu ñëw maa war a gaaw bu ma rawee toog fa di xaar bay waaja di lay de dikkati ngeen te tàppatewu leen li ngeen di ñàkk njëriñ ta bon yéen ñi may seetaan yéen ñu bëri xamu leen njëriñ ci suma page bi ngeen di ñëw rek ne yàccaaral ci page bi ni Macky Sall muy suuli rek woy oto bi ne mbàpp ci page bi te du ngeen ko jëriñ dara surtout yéen suma noon yi may seetaan yéen a ñàkk jom nag te soxot ba bu seet ma di leen xas ne leen baleen ma te bolok ma te du ngeen ma bolok war ki yàlla yéen dugg leen ay nit sax nu ngeen manee lii ñu de xamal li ñu def fii fa ñuy tabax fii ne xam taxaw leen ma gaaw léegi oto bi raw ma may yegg ni suma tànk yi métti entraîné waaye suba naa entraîné du ma ko baax bay doyee suba maa war a dem Glasgow di ma naan danaa entraîné du ma xam jot xanaa suma xëy yëngatu tuuti soog a sangu dem wala ma noppali ko suba rek samedi ak dimanche ma yëngatu ko ñaari bés yooyu yëpp su ko defee ñeenti fan yi mat semaine bu ne ñeenti fan laay def bu ma deewul mu yéen kii kum da loolu de lifin la wela yooyu tubaab yi dawal buñ xamee disability noonu wela bi de comme oto baña moom paa bi duma xebal oto mbeem
moo gën may wut boos xaw ma paa la xaw lii de xama garab ak lum do fa rafet nag ba bëgg a dee ko tontóor yee ne nii tontóor yi rafet te tuuti tontóor yi comme fleur façon yi garab gu dugg jinne tubaab yi xam nañ ko waaye doo koy lekk xamuñ garab yi ñuy lekk ay mango saraas ak yooyu lii yëpp garab yi taxaw ci ngelaw rek boog jàpp si yàlla gannaaw ñu ne garab boo ko xamul doo nokki moo lay jox ngelaw te sant yàlla ngelaw xam na fayda di soo xamul ngelaw doo mën a lekk moo gën ngay xalaat ay mango ba doo sant garab yi gërëm leen buñ taxawee ci ngelaw it nga sant yàlla gërëm leen waa jërë ngeen jëf Aïssatou Ba suma fans yu baax yaa ngi tàppate yéen suma noon yi seetaan suma noon yu ñàkk ngor yi te soxot suma noon yu bon nañ te ñemewuñ coono moo tax duñu tàppate ñoom oto bi laa xaar léegi mu ñëw allo ñaa ngi nice thank you léegi laa pose benn vidéo si wanag bi foofu bi ma sebenee ba génn ma ko jël pour wan leen man nu ma mel sur caméra bi laa ko jëlee ma ko TikTok de normal caméra bi ma pose ko noonu xamul benn filtre xool ko fa lëndëm nag doo mën a gis waaye leer na tuuti da nga gis ni ma mel maa dàq sax caméra bi ni may def TikTok suma kanam gi fa mel ni gune gu ndaw surtout tey bu ma demee ci classe bi kenn gëmutoon xaw ma ban jigéen ma doon laaj suma xat fàtte naa turam ma wax ko nit ñi gëmuñ ko fan yi ni may exercice suma kanam gee kat def lifin yu baax yi may def noonu fa gën a do kanam ak gune yaram wi rek laay continuer di ko yëngal rek bu yaram wi it ma leen ni yaramu gune rek wax ji jeex oto baa ngay ñëw na la suma noon yi xaru ji su ma xëyee di leen feccal yi xam na tey di loolu duul suma oto bi amiin duut boos yi ma soxla 21 lay wut allo vidéo boobu xool ko danga ko gis léegi laa ko posté wala maa génn ngay mel ni gune gu ndaw doo suuf oto yi la teglante te benn demu ci suma kër nag oto yi li ñuy jëriñ laa xamul waaw suma noon yi seetaan te duñ tàppate benn nit rek a ko séddoo ak benn nit di xor-xor yi tàppate ña ca des ñëpp ne yerek ni jiw xorom ña ca des ñëpp ne yereen xol yaay xañ-xañi nag ñi di ma déglu seen yuur koy bax suma noon yi may seetaan suma noon yi yeneen jaam ñene ñàkk ngor tey xay te loof suma xolof yeeg suma kàddu gi te du ngeen ko support ñene mën a use nit ñene xamee jikkoy jaam suma noon yi man damaa bëgg a sumi suma daal yi taxaw fii fa baax te boo ko taxawee ba yëg seddaay bi nag fay neex ba waa fi ne nii may ñibbi may dem oto baa ngi ñëw su ma wàccee suma boori kër jaar sa paag ba sumi suma daal yi tëdd sa paag ba noppali ko xas Macky Sall ba suma xol bi sedd ma ñibbi noonu laay def taxawal ma wàcce oto bi oto baa nga ne la di ñëw taxawal ma xegg léegi tey ma xegg ndax suuf si nga see war di taxaw tey sax waxaale naa loolu si sama présentation yi xam na tey di lii duur oto bi may yóbbu waaye doo sum lii xaw ma ndax moo ne sa gannaaw bu le xaw ma du ñëw ma see kañ la wax ne lay ñëw xaaral ba oto bi romb ni ñaa ngi bugg a dem waaye doo sum lii te léegi la waxoon ne lay ñëw kat amin seetoon naa ko bala ma doon ñëw time bi every hour lay ñëw te awa bi moo jot nii waaye doo sum oto yi la ñàkk njëriñ fa mel ni moo ne sa gannaaw oto bale gi nga ñax mi boo ciy dox wala nga tëdd si wala suuf si yàlla si bu dul ñax sax waxuma lii de lii bañ ko concret
suuf soo xam ne sal lañ la laa wax wala ban wala ñax mi nii maanaam natural suuf si yàlla daal oto bi waa bëli kay sama bos la moom fi ne waaw moom la bëli 21 la gi nga boo ci dox wala nga tëdd si toog si fa baax ci wér gu yaram baax ci sa xel mi baax ci sa fan wu gudd yàlla du caaxaan de ñun nag bañ ma nee defar daal la dina tukki laaj ko ku la neex borom xam-xam yi jàng nañ ko ba di ko wax yéen ñu bëri yéen a ngi feebar di naan garab bu ngeen doon toog ci suuf si di ci tëdd di ci toog seen feebar yi dana wét tey lekk-lekk yu baax yi ma leen di wax di def li ma leen di wax yëpp waaye du ngeen ko def ngeen di toog di wuti garab ak naan fañ ma liggéey ak lu ne ngeen di ko def internet bi laa doon lijjanti de yi ma connecté ci internet yi boos bi te internet yi boos bi duy dox suma internet yi bopp bi rek la war a jël ndax du ma mën a wax bu baax moo tax nit ñaa ngi ci oto bi gis ko feesul waaye ba tey duma mën a ne di yuux allo yàlla kan taxawal ma dindi ki allo dindi ko kii lu mu wut sax laa xaw kii comme do ak lu mu wut nii dégguma ko woon de yéen déggoon ngeen ko walla dégguma woon lu muy wax allo Modou jërëjëf waa may dagg si vidéo ñëw leen di ko tàppate duut ne yéen ñi may seetaan yëpp bisi ngeen a soxot yéen ñu bëri ngeen a soxot te dund metti te bañ ma ngir dëgg gi may xeex ak seen jikko ji may xeex jikko ju baaxul ji si askan bi tama di ko xeex moo tax ngeen di ma seetaan di nga nay si butu banque seeni baaraam waaye duut ne ngeen a bisi yéen ñëpp de kon nag maa ngi dagg vidéo bi ndax baaxul ci page bi ngeen di ma seetaan te tàppate ko leen jërëjëf xam na ko seddul vidéo bi rasool jërëjëf Mohamed jërë ngeen jëf suma noonu yi may seetaan ñooy problème bi de saa mu ñëw ñu ñëw te sama waxee nit ñi naan maa moo noonu kama bëri noonu suma taar bi lañ may ñaane yéen ndeke suma taar bi moo ma yokk noonu tey ma ko masàllaa ndogali yàlla la ceeb leen ma cattu waaye wow maa xiif nag moo tax sama bët yi mel ni lekk gu ma soo ba tey suma yaram bi may wàññi may wax ne suma xëyee duma lekk fee benn waxtu jotul wala ñaari waxtu wala midi tey moom benn yoon de laa lekk si bés may continuer ni xaar ba ñibbi te su ma demee may jaar si paa bi tëdd na la amin tëdd xam garaam tuuti ay xam naa benn waxtu laay boori ñaari waxtu laay lekk tey wala ñaari waxtu may lekk-lekk bu baax nag tey sardeñ ak salade toggaguma africain de te africain ma ko wanam waaye toggaguma ko ma koy daw comme dof maara bi su ma ko toppee ceeb bi suma yaram di wàññeeku xam nga lu kii bindu moonu si yow dara nag yaa baax yow danga baax moonuñ si yow waaw moo si man dara jërëjëf suma noonu yéen ndeke suma taar bi moo ma yokk noonu tey ma ko masàllaa ndogali yàlla la ceeb bu leen ma cattu waay waaw li ndogali yàlla la ceeb moo ma yokk noonu xam nga suma yaram si gën a wàññeeku suma kanam gi fay gën a defaru gëree si di wàññeeku surtout ni ma koy entraîné di ko def nii ak naan ko am na nit kuy ñëw si boos bi dina réer na ko jàmm mu ngi yëg jàkkaarloo man ma naan moo tax suma kanam gi di gën a mel ni gune nag soo noonu si xal bi nag te xam nga maa xam nii
No. Saa mu ne danaa ba sama noon yi rek ma xëy ñëwaat ci sama noon yi. Look even to avoid rice is the best for weight loss. I know rice. And it's so hard because I love rice. Every time I'm like, I'll never eat rice when I'm exercising. I'm like, I'll never touch rice again. It's painful. I'll never touch rice. And the moment I'm done, I'm like, eating. Oh my God. But now I'm like trying so hard to avoid it. Jërëjëf Jeff, thank you so much. Waaw suma noonu tapote leen te séddoo bañ a tapote leen te séddoo yow bolet kese xaw ma yow doo tapote nga naan la ku dem ci soxot bi may seetaan nga bokk soxot te dundu métti te bon ma jël la yow la kan ak looyu ngay wax ndànk de maa ngi ci oto bi gisoo nit ñi feesuñu waaye ba tey ngay wax ndànk allo nit ku baax rek ku baax a ngi nii allo ku baax ku ñàkk ki ñaan jërëjëf waay barki Serigne Saliou Saliou Maolana si Barama Niass yow la kan ñàkk jërëjëf laa naw la wóoru ci même réew de wóor na Serigne yow la Touba kan ani ñàkk laa nawloo ci même réew nii wóorul de ah jërëjëf waay bi ba caat mooy wax ak yow waykat bi artiste Sénégal jërëjëf waay mais barki Serigne Touba Mbacke am dama lay envoyé message ba sonn man dama lay envoyé ay sama ak lépp waa ndax am nit ñi ko may bind message yu bari surtout góor ñi soo duma xam kan mooy kan duma mën a xëy yëpp message yi mooy bari moo tax doo mën a waaw jéggal ma waaye sorry envoyé woon naa la SMS normal sax lii sax message sax PV ok tey nag wax naa sama fans tey dama kontaan jërëjëf waay jërëjëf yaay jigéen ju mën góor man ngay idol man France géer baykat laa de jërëjëf waay thank you saa ma dégloo sa live wala say publication yu am fulla rek ngay wax ko néew mu di dégg ba oto bi la ndaxam xaaral su ma yeggee sa kër ga wala su ma yeggee sa paak ba nga duggaat léegi tee ma wàcc oto bi waaw oto bi fay rajo rajo kenn du mën a dégg te naa envoyé message den waaw kontaan naa ami sama xarit bi jërëjëf waay kontaan naa doom jërëjëf waay ma commencé xiif nag fi ne soo ba tey lekk gu te démb maa teel a lekk nag déedéet démb teeluma lekk démb gannaaw ma paree vidéo boobu ay boori juróom-ñetti waxtu laa lekk waaye ceeb bi may daw la te it may lekk salade cucumber ak lan moo ne si néeg bi sax tomate salade cucumber soble déedéet tomate salade amul kaane salade moo xam kaane salade bu xonq cucumber ak soble moom lay frej ba mu sew ma def ko si bool bi def si sardeñ def ci limon ak kaane def ci tuuti magi asda bi laa xam def xorom def olive oil wala boo ko xamul nga ba ko noonu def limon fay mel ni goron subi gambe ak a neex ta forox saf kaane dafa baax si yaram bu la neexee nga def sardine bu la neexee nga def tuna bu la neexee nga def makrel bi mel ni sardine noonu si pot satee bi jërëjëf waay masha Allah jërëjëf ma ne ndax ngeen a bëgg ma def vidéo jëkkër ak jabar duma ko mën a def tey nag tey may teel a tëdd na démb xaw ma nelaw yu bari démb maa guddee tëdd te guddee tëdd bëgguma ko ndax su ma ko defee du may mën a am enough nelaw you know
suma yaram yi minu ko tëdduma démb ba ay benn waxtu passé na waaye mënuma nelaw ba ay ñaari waxtu daal laa mujjee seet time bi and then ma continuer di ignore téléphone bi di ignore time bi di forcer ba mujj gi ma nelaw waaye fekk ñaari waxtu passé na ba pare war a teel a xew dem jàngi maanaam li ma nelaw daal juróomi waxtu matu ko. Try lemon and black coffee in the morning, empty stomach. I was reading about it. They said you can do that, but I was reading you're not meant to be drinking coffee in an empty stomach like that often. And with the lemon, it can, I don't know what, if you overdo it, but I can try. But it's not something I'm gonna overdo. Even the moringa, it does help with weight loss, but you're also not supposed to overdrink it. But it's just a matter of me eating healthier and keep up the exercise. That's all. Just eating healthier, cutting down the portion, especially when it's carbohydrate, and keep up the exercise like crazy. I've done this years ago. I know how to do it. It's just a matter of having that amount of determination that I need to be able to continue. But thank you so much. I will try it. It lost belly fat. Okay. This morning bu ma doon sangu suma biir bi mu ngi nekk di dem. You need to come on live to teach us healthy eating habits, please. I'm also struggling. Okay. Today I can film what I'm eating then. You just have to learn how to make some grown soup. Even if your children don't eat it, I'll make a small video if you want. Number one, you have to teach your children how to cook things like pasta and stuff. So any day that you make grown soup or something and they don't want it, they can make their own stuff. I don't know what age, if you have children, I don't know. That helped me. And sometimes they want to have chips with whatever that's on them, or they can make their own chicken breast with whatever that's on them. You make your own stuff that is healthy. You cannot just, because of them, you cannot eat healthy, because they're not gonna eat healthy when you cook healthy. I'm doing it. It is working. Okay. You have to decide about it. Apparently, you're not meant to drink too much coffee, and you're not meant to drink coffee in an empty stomach, and all the stuff, and the coffee and lemon, you're not meant to drink it all the time. Just research, yeah? Even lemon water is not something you should be drinking all the time. Every one of them that is healthy is not something you should overdo it. Depend. Some you can get away with it. Recite about it. I like to recite that. I don't like to just hear this and I jump and do it. But thank you. People have been talking about that coffee and lemon for the longest time, but I've never tried it. I think I tried it once. I had a cold, if I remember, and somebody told me to drink it. It's gonna help with the cold. So I just drank it once and that was it. I remember I did not put any sugar, just the coffee and lemon alone. I don't like to drink coffee with no soda, which I shouldn't be drinking it with coffee, but I can drink it, I guess, especially if it's not too strong. But even the coffees, you have to be careful, because a lot of them are not organic, they're not good. You have to buy the organic one, and you have to be careful, You have to be drinking moringa, tinkiliba, mbor, hibiscus, and other herbal tea that is good for you. Not too much coffee, not rely on coffee, especially pasteurized coffee that are not organic, But I'm gonna cut the live. maa ngi dagg live bi because nekku leen di ko tapote moo tax nekk leen si jàmm. maa ngi dagg live. I'm gonna cut the live because you guys are not tapping the screen and nobody's hearing or tapping. And that's not good for my page. So you guys have a good day. I'll go now. Yeah, no sugar. Definitely sugar is not good. I like sugar, but I try to not eat too much sugar. But like I can drink moringa with no sugar, green tea with no sugar. If it's the green tea, the tea bag one.
But if it's the green tea that you boil it, the attaya, I like to put sugar. But again, I don't like to put too much sugar compared to other Gambians and Senegalese doing it. But when I'm drinking coffee, I can take 1 teaspoon or 1.5 or even 2 if it's a strong coffee. Especially cafe tuba, because I don't put milk in cafe tuba. I don't like it. And I sell the cafe tuba myself, so I like to drink it. But I normally just take 1 coffee a day, and sometimes I can stay a couple of days without it. But since I start college, for some reason, I always take coffee. Just today, I've not ate yet since I woke up, and I'm going home now, so I can't be bothered buying lunch, coffee or anything. So I'm just gonna go home. But I normally buy coffee when I'm here for some reason, which I should bring my own cafe tuba. I've ordered some flasks, really nice, beautiful flasks from CN. The way I'm holding the phone just like this because I'm tired, and the phone is so heavy. This iPhone 15 Pro Max is so heavy, it's unreal. I hate heavy phones. But yeah, what was I saying? I've ordered this beautiful small flask from CN that you can put your coffee or tea or whatever hot drink, take it to work or college, and you don't have to buy one. And I still haven't taken it to college. Although when I first started college, it wasn't with me that time. I haven't bought it yet that time. I bought it after 1 month or so into the course, but it arrived like a month ago, and I've never used it for some reason. I keep forgetting. Do you have any advice for my friend Tabia Res who's getting tested of autism today? Oh, sorry, but no, I don't have any advice apart from they have to just calm down and be positive on whatever the results are of any results in general. But I don't have any advice for that. I'm sorry about that. I don't know much about that. I do liquid diet for 2 weeks and I lost 1 dress size. Is that like you just eat liquid stuff? You just drink water and eat like liquid stuff? I can't do that. Look at me, I'm hungry now. My face is like, I can't do that. No, I'm too African for that. No, what the hell? No, I don't even know. Maybe if I was gonna do that, I have to chew cucumber and carrot. Chew something, you know? Not just the effing liquid alone. No. Well, I think I can do it, but oh no, I'm gonna be so miserable and just frustrated or something. I don't know. Because when I don't eat, I'm like frustrated and going crazy. And just get angry and emotional, and I don't know. Like I can be more I can be in a miserable stage just because I'm hungry. That's the truth. It's easy, yes. You can do it. Really? What were you eating? Oh my God, I heard about it. They said it's very good, but they said after that you're meant to continue the healthy eating though. You're not meant to just like me after that you go back to rice and like I'm going crazy. And be like, yeah, beauty, this is finished now. And you're meant to continue maybe something similar like a healthy eating, even if you don't do the exact thing. But what were you eating though? What I saw people using things like celery, cucumber, carrot, aubergine. No, not aubergine. Sorry. This other one, cabbage, beetroot. It juicing oranges, just basically juicing, melon, juicing whatever. What were you eating? I like the cucumber, ginger, which I'm gonna do today maybe. Cucumber, ginger, and celery, or cucumber, ginger, pineapple, celery. I don't have celery, but I have the rest. You juice them. Oh, you were doing Selem fast. You shouldn't do that. Well, Selem fast is chemical. I don't like chemical stuff. See, you do know the amount of people that are trying to get me to sell the juice plus thing.
since Facebook people are trying to get me to sell juice plus, aloe vera or whatever you call it, from Juice Plus, and then aloe vera, and then I don't know what this other stuff that people drinking. They always contact me to sell them, but I'm never gonna sell them because I know when you have to lose weight, you have to do it the healthy way, the hard way, with natural food. I've done this years ago. Did you not see my pictures before? I kept showing you guys my pictures. When you see me, you can't even believe it. When I lose weight years ago, and I've never drank any of that. I just do what I'm doing now, and I keep going. But I used to do a lot of green smoothie though, because I used to have the salon then. After I already started, I ended up having the salon, and I was taking the Juice Plus. No, Juice Plus. The green smoothie that you make at home, and I take it to work. I mean to the college. Oh God, I can't talk. I'm hungry now. I can't talk. I take it to the workplace, the salon. You see, so when it's lunch time, I will drink that for lunch. And breakfast, I don't have. I'll do intermittent fasting until 12 or 1, and I'll drink that. I used to do salad with grilled chicken, and I lost some. Yeah, you can do that. Salad with sardine, salad with chicken, salad with fish. Salad with mushroom. Mushrooms are apparently extremely good for you. And just beans, you can eat beans, you will lose weight. You can eat sweet potato, you will lose weight. You can eat cabbage, you will lose weight. Aubergine, cabbage, carrot, all of this healthy stuff. I do porridge in the morning, evening cereal, lunch. You shouldn't do cereal. I'm the worst person to talk to because I'm gonna talk to you like the way I do stuff. I used to eat cereal when I was new here, those yummy cereal that is so rich. And then I find out how cancer causing and just how cereals are really bad for you. But I'm gonna cut the live video because the live is not having enough support. Guys, maa ngi dagg live bi because nekk leen di ko tàppati te loolu baaxul si page bi. Nekk leen si jàmm. But yeah, I would advise you to not eat enough cereal. I mean, lot of cereal, especially evening. Evening, go and look up things to eat in the evening. Evening, you can have little bit of almond nuts and cashew nut or some healthy nuts, but you can have things like kiwi. If you like kiwi is extremely good for your health. Plus, you can have it evening like 4 or 5 kiwi, 3 kiwi. You're fine. Cucumber, carrot. But evening, the best thing to have is baobab, hot water and honey. 1 or 2 tablespoons of honey in the teacup like you're making coffee. Drink it. It's going to fill you up. Extremely good for you. You can also have chia seed with hot water or chia seed with almond milk or healthy milk. Mix it together and just force yourself to drink it. Don't eat cereal and stuff like that in the evening. Rice, cereal, pasta, bread, all this biscuit, whatever in the evening. That's the worst thing to eat, especially in the evening. I have my dinner at 5. That's good. Just make sure you eat things that have a lot of healthy stuff like beans and a lot of protein, like or something like this, but not a lot of carb. So that can keep you full for long and you will not be hungry in the evening. You know, I can eat 3, 4, or 5, and I'm never going to eat till tomorrow, depending on what I eat though. If I eat something strong, something heavy and full of protein, it keeps me going the whole night. But if you eat something light, you might be hungry in the evening. Just have bui, chew some cucumber and carrot, and then drink your bui that I told you about, or have other healthy stuff like papaya, some mango, because mango is sweet as well. But cucumber and carrot is the best. Chew them. You can chew the whole cucumber. Who cares? It's not going to do you anything, and it's extremely good for you. You can have that anytime you're hungry. Cucumber, carrot, just keep chewing them like crazy all the time.
It's extremely good for your health and for weight loss and for your skin and everything. But I have to cut the live because it's not enough support with the live video. maa ngi dagg live bi nekk leen si jàmm bi ko nekk leen di ko support te baaxul si page bi ñu koy tappate bëriwul ak ñu koy séddoo bëriwul. ok nekk leen si jàmm bye bye. mbiri lekk lañ doon wax ak mbiri wàññi yaram you know dinaa si def video xoloo beneen yoon inshallah. ok take care guys, I'm gonna cut the live now. Later bye, take care.